looloo tax ñu def benn taxaw seetlu ci monnaie boobu noonu di franc CFA bi nga xamante ne nii yàgg nañ ko utiliser fii ci suñu réew ak yeneen i réew yi nga xam ne ñoo bokk ci BCEAO UEMOA looloo tax ñu def taxaw seetlu ci monnaie boobu nga xamante ne nii avant même les indépendances lañ ko commencé utiliser ci colonie française yi maanaam dëkk yi France colonisé woon ñuy wéy tamit di ko utiliser boobu léegi. ci vidéo bi nag dinañ dellu si ci histoire maanaam monnaie bi lan moo tax ñu créé ko dinañ wax tamit ci yan condition la français yi imposé suñu dëkk yi xaalis boobu noonu muy franc CFA dinañ leen expliquer tamit naka la France di profité ci monnaie boobu noonu di ci am alal di yokk alal biir réewam wëlbatiku sax dañu ko lebal ñu jàpp ne ay bor yu ñuy lebal la alors que ni suñu alal la ñuy jël dañu ko lebalaat loolu lépp dinañ ci dellu si waat BCEAO bi nga xamante ne nii mooy gérer monnaie boobu noonu banque boobu naka lañ ko gérer di ngeen am information yëpp ci vidéo bii nii. ñu ñëw nag ci origine franc CFA maanaam fan la jógee franc CFA ñu ngi ko créé le 25 décembre 1945 ñu ngi ko signé ak benn décret boo xamante ni nii ñetti doomi France ñoo ko signé muy Charles de Gaulle nekkoon président du gouvernement de manière provisoire ak kii di René Pleven nekkoon ministre des finances maanaam ki yoroon wàllum koom France ak Jacques Chustel nekkoon ministre des colonies maanaam ministre bi nga xamante ne nii moo chargé woon di veiller ci dëkk yi nga xam ne moom la France colonisé fii ci Afrique. franc CFA nag mi ngi tekki franc des colonies françaises d'Afrique maanaam koppar bu ñu jagleel dëkk yi France colonisé fii ci Afrique après la français yi soppi tur bi tuddee CFA bi lii di communauté française d'Afrique maanaam tur bi rek la ñu soppi pour nëbbu benn dëgg boo xamante nii amaana dina mën a choquer ñenn ñi dindi franc des colonies françaises bi nga xamante nii moom la doon tekki dippee ko communauté française d'Afrique jox ko signification CFA mais loolu lépp ci jéem a nax ñu la comme niñ ko faral di defee. ñu ñëw nag ci lu tax français yi créé lii di franc CFA li nit ñi war a comprendre mooy mécanisme franc CFA bi ci boppam nekkul français yi ñoom ñoo am xalaat bi benn mécanisme la boo xamante ne nii allemand yi ñoo leen ko doon appliqué jamono yi nga xamante nii allemand yi ñoo dominé woon France entre 1939 jàpp 1944 allemand yi dañu dominé woon France occupé ay dëkk foofu nga xam ne mooy France dominé leen noot leen ak yeneen dëkk tamit yu nekk Europe ci noonu la allemand yi créé woon benn monnaie locale bu ñu tuddee Dutch des territoires occupés boo xamante ne nii moom la ñu lëkkaloog li nga xamante ni mooy Dutch mark bi nga xamante ni mooy xaalisu Allemagne mécanisme boobu doon may Allemagne mu bénéficier wu ci li nga xamante ni mooy koom-koomu dëkk yooyu noonu nga xamante ni moom la occupé comme France bi guerre 1945 bi jeexee nag France copier même mécanisme bi leen Allemand yi utilisé woon bi leen dominé jël méthode boobu noonu appliqué ko dëkk yi mu colonisé fi nga xamante ni mooy Afrique. ci fàttali tamit franc CFA bi ñu koy imposé suñu dëkk yi Sénégal ak yeneen réew ci forcé lañ ko defee maanaam dañu jaay doole forcé nañu ko jamono jooju français yi colon yi dañ daan wër ci bépp bërëb moo xam ci marché yi wala yeneen bépp bërëb boo xamante nii dañ fay def li nga xamante nii mooy jënd ak njaay ñuy xool ba xam nit ñaa ngi utiliser li nga xamante ni mooy koppar gi di franc CFA ñi nga xamante ni nag dañ daan utiliser yeneen façon jaay ak jënd yi nga xamante ni bokkut ak franc CFA dañ leen di jàpp tëj leen kaso wala ñu nangu seeni marchandise ci noonu lañ demee ba nit ñi nekk dans l'obligation utiliser franc CFA bi par force maanaam dañu ko forcer jaay ñu doole ñu utiliser ko par force parce que ñoom ñoo ñu coloniser woon. ba tey ci wàllu fàttaliku ki njëkk a bind ci li nga xamante ni mooy franc CFA dénoncer li nga xamante ne nii mooy ni ñu koy utiliser jàpp ni ab moyen la pour nangu alalu Afrique def Afrique ab dëkk bu ndóol ki ci njëkkoon bind mooy docteur en économie bii di Twinjang Poemi ab économiste la boo xamante ni mi ngi soqeekoo Cameroun bindoon en 1983 benn livre bi ñuy dippee monnaie servitude et liberté bi mu bindee livre boobu noonu diir bu yàggul dara lañ ci teg mu dee génn àdduna ci anam yoo xamante ne nii kenn mënu ko comprendre ñu bëri jàpp nañ ni sax français yi ci boppam d'après bi bindee livre boobu nga xam ne arrangé wul français yi ñoo ko rey donc loolu ab rappel historique la rek pour xamal leen franc CFA bi fi mu jugee ba tey fi mu yegsi. léegi nag dañuy ñëw ci fonctionnement wu franc CFA bi ak règle de base yi nga xamante ni charte yi nga xamante ni ñoo ko tënk explication yi nag ay explication yu yomb la maanaam dañ ko oyofal de telle sorte que képp kuy déglu wala ngay seetaan vidéo bi nii nga comprendre ko dañ ko expliquer de manière simplifiée yombal ko sans dugg ci ay détails techniques yoo xamante ni day compliqué parce que ñu bëri ñuy wax ci franc CFA dañuy utiliser ay termes wala ay kàllaama yoo xamante ni du leer ci ñi nga xamante ni jànguñ wala seen jàngu soriwul mais explication yi ay quelques mécanismes la yu simple pour que ñëpp mën a comprendre franc CFA mooy lan.
ci leeral franc CFA ñetti acteur ñoo ko sekk muy dëkk africain yi nga xamante ni ñooy utiliser franc CFA keneen ki di France ñeneen ñi di yeneen dëkk yi nga xamante ne nii bokk nañ ci li nga xamante ne nii ñooy tourner autour ci monnaie boobu noonu. expliqué naa leen sànq naka la français yi def ba inspiré wu ci modèle allemand bi ba imposer franc CFA li nga xamante nii mooy dëkk yi ñu coloniser fii ci Afrique. léegi nag bi ñu créé li nga xamante nii mooy monnaie bi dañu créé li nga xamante ne nii mooy ay compte d'opération. compte d'opération benn compte bancaire la boo xamante nii dañ koy ibil bépp dëkk boo xamante ne nii yaa ngi utiliser franc CFA ab compte la bu ñuy ibi Banque de France bi nga xamante ni moo nekk biir France. par exemple bépp dëkk bu bokk BCEAO maanaam Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ku ci mel ni Sénégal Mali Burkina Bénin Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk ku ci ne am nga benn compte bu ñuy dippee compte d'opération ci banque bu France. léegi nag France bu bëggee jënd ay koom-koom fii ci Afrique maanaam bu bëggee jënd ay biens ay ressources naturelles wala ay produits agricoles France day imprimer franc CFA maanaam day créer ay billets wu franc CFA créer ko biir dëkkam maanaam CFA bi ñu ne ñun ñoo ko moom ñun africains yi France ci boppam mooy imprimer xaalis bi biir dëkkam ñu koy imprimer ci benn dëkk bu ñu naan Clermont-Ferrand foofu lañ koy imprimer te li ci gën a garaaw mooy dëkk africains yi ci boppam ñooy fay xaalis bi ñuy imprimer li nga xamante ne nii mooy koppar gi après France xaalis bi nga xamante ni moom la imprimé la France ñëw jox ko dëkk africain yi nga xam ne ci ñoom la bëgg a jëndee ay biens maanaam ay wàllu koom-koom fa leen xaalis boobu noonu jël biens yi nga xamante ni moom la bëgg fii ci Afrique. est-ce que yéen a ngi comprendre bu baax maanaam France ci boppam bu bëggee jënd dara fii ci Afrique suñu dëkk yi du utiliser li nga xamante nii mooy xaalisam euro bi ñëw jënd déedéet puisque moom mooy defar xaalis bii di franc CFA parce que franc CFA biir France lañ koy defaree puisque moom moo contrôler monnaie bi moom moo koy defar xaalis boobu noonu suñu xaalis la jël imprimer ko biir dëkkam li mu imprimer ñun ñooy fay frais yi mu ñëwaat suñu dëkk utiliser xaalis boobu mu imprimer te dikkewu ko dara pour ñëw fay ñu ko ñu jaay ko li nga xamante nii mooy suñu ressource mooy suñu koom-koom mooy suñuy alal muy nekk lu garaaw lu yéeme te ba léegi jeexagul France bu noppee ci loolu compte d'opération yi ma la wax moom la dëkk africain yi di am fële nga xam ne mooy Banque de France France bu ci paree da ciy mentionné ay crédit maanaam ay bor yoo xamante nii ci ay ordinateur lañ koy noté comme quoi que ni dëkk africain yi am nañ ko ci Banque de France bor yooyu noonu mun na nekk sax frais d'impression yi nga xamante ni africain yi moom lañ war a fay pour que France imprimer xaalis boobu nga xamante ni moom la war a jëndee seen koom-koom yi leneen nit lu yéeme lu garaaw lu dangereux mooy xaalis bi nga xamante ni France moom lay jox dëkk africain yi nga xamante ni nii ñoo ko jaay seen alal seen i koom-koom xaalis boobu noonu dëkk africain yi utiliser franc CFA mënuñu ko utiliser à part zone UEMOA bi fenn rek lañ ko mën a utiliser waat muy Banque de France maanaam dëkk africain bu bëgg a jënd dara biir France nga bëgg fa jënd ay matériel wala yaa xam loo fa mën a jënd da ngay ñëw Banque de France indi xaalis bi nga xamante ne nii mooy sa CFA dem Banque de France wecciloo ko euro pour que nga mën a jënd ay matériel foofu nga xamante ne nii mooy biir France maanaam CFA bi mënoo ko utiliser feneen fudul foofu Banque de France ngay dem ñu soppi la xaalis bi nga mën ci jënd ay matériel biir France bu fekkee ne nag dëkk africain yi dañu bëgg a jënd feneen beneen dëkk bi nga xamante ni bokkut ak France dañuy demander ay dollars la ñuy demander fële nga xamante ni mooy Banque de France indi CFA ñu jox leen ay dollars jaarale ko ci seen compte yi ñu am fële muy compte d'opération yi bu fekkee tamit am na beneen acteur maanaam beneen dëkk bu bëgg a ñëw bu bokkut ak France bëgg ñëw Afrique yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA bëgg fi jënd ay matières premières day fay en dollars te foofu tamit am na affaire bu yéeme bu ci am muy lan bu dee Afrique centrale dëkk bu dul France bu fa ñëwee jënd fa li nga xamante ni nii mooy ay matières premières 60% maanaam téeméer boo jël juróom benn fukki ci xaalis bi mu fay dañ koy jël verse ko Banque de France maanaam dëkk bu jaay ay matières premières beneen dëkk bu dul France 40% kese nga ci am maanaam bu dee téeméer yow ñeen fukk kese nga ciy am juróom benn fukki Banque de France lay nekk bu dee Afrique de l'Ouest maanaam ñun suñu dëkk yi Sénégal Mali consort beneen dëkk bu dul France bu fi ñëwee jënd fi ay matières premières dañuy xaaj prix bi nga xamante ni moom la dëkk boobu fay dañ koy xaaj ci digg bi 50% yi maanaam bu dee téeméer juróom fukki yi Banque de France lañ koy déposé yeneen juróom fukki yi kese ñun dañu am possibilité jël lan moo tax France nag di def noonu parce que France dafa ne xaalis boobu noonu mooy tax ñu garantir li nga xamante ni mooy stabilité monnaie franc CFA maanaam day tax monnaie bi du yéeg di wàcc comme dollar bi ni muy mel bu tey mu yëg suba mu wàcc dañ ne xaalis bi ñuy versé foofu moo leen di permettre ñu mën a garder taux de change bi ñu garder ko mu yem benn place maanaam 1 euro boo jël buñ ko convertir mu nekk 655 francs CFA mu yem foofu noonu taux bi fixe ba du bouger ñu ne xaalis bi ñuy versé loolu moo tax mais en réalité taux bu fixe amul fenn li tax 1 euro bi di yem 655 francs CFA fii suñu dëkk yi te du bouger c'est parce que dëkk africain yi ñooy fay France pour que monnaie bi bañ a wàcc wala muy yéeg te loolu sax arrangé wul li nga xamante ne nii mooy dëkk africain yi lu tax arrangé wu leen dinaa ko expliquer après.
en fin 2015 maanaam ñetti at si ginnaaw compte d'opération yi nga xamante ni dëkk africain yi utiliser franc CFA yi nga xam ne moo nekk Banque de France seen compte yi nekk foofu ñu ngi ko estimé à 9 milliards d'euros maanaam alalu dëkk africain yi nga xam ne moom la ñuy xaaj di ko def compte d'opération yi nga xamante ni nee nañ mooy garantie xaalis bi mi ngi toll ci 19 milliards d'euros boo ko convertir en CFA mi ngi toll ci 13 000 milliards maanaam fukk ak ñetti junni milliards de francs CFA yoo xamante ne nii suñu koppar mi ngi Banque de France di nelaw te li ma leen di wax ni 2015 la imaginez 2015 ak 2018 kon xaalis bi yokku na romb na 13 000 milliards di dem. moo tax France bu ñëwee ni dañuy dimbali ay naxee mbaay la reetaan lay def parce que suñu xaalis bi fa nekk moom la ñuy jël duñu ko joxaat duñu ko lebal pour que ñu fay ko xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy verser Banque de France bu ñu jaayee suñu koom-koom yeneen dëkk yu bokkut ak France xaalis bi ñuy xaaj di leen ko jox France xaalis boobu tax na France am alal gu takku bi nga xamante ni nii musu ko delloo africain yi alal ju muy jël la gratuitement te du ci fay dara bu bëggee jënd fii nga xamante ni mooy Afrique ay koom-koom France suñu xaalis lay jël imprimer ko biir dëkkam jël xaalis boobu ñëw jox ñu ko ne day jënd ay bien alal ji nga xamante ni moom lay récupérer à travers compte d'opération yi nga xamante ni africains yi am nañ ko fa moom lay utiliser pour am ay intérêt di ko placer ci ay marchés financiers lenn li mu jël ko ñëw lebalaat ñu ko alors que suñu alal la bu ko defee après loolu France di wër ci àdduna gépp di wër ci médias yi di wax naan mi ngi dimbali li nga xamante ni mooy dëkk africains yi alors que loolu lépp dara amu ci France mosuñu dimbali mosuñu lebal suñu alal lay jël di ñu ko joxaat di ñu ko lebal ñu continuer di ko fayaat te képp ku yaakaar ni France dina delloo si xaalis boobu noonu benn dërëm dinañu ko delloo yaa ngi nax sa bopp fas yéene wuñ ko lenn rek mooy koy faj mooy ñu génn ci franc CFA am suñu monnaie boobu donc loolu ab tënk la monnaie franc CFA pour mu leer ci bopp nit ñi franc CFA ndaka lay fonctionner. te li ci garaaw mooy africains yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA libre moomuñ seen bopp dem feneen fi nga xamante ni mën nañ fa jënd ay matériel jënd fa lenn lu ñu bëgg pour dem jëndi feneen li nga xamante ni mooy ay matériel wala leneen foofu ñu jaar Banque de France pour am yenn devises yi pour mën ko dem jënd France Union européenne lépp lu ñuy lebal suñu alal la ñuy jël doolowaat ñu ko di ñu ko lebal ñu koy fay ma baamtuwaat ko. léegi nag ñu ñëw ci institution franc CFA yi maanaam ay BCEAO ak yu ñu mel ak impact bi nga xamante ni am nañ ko ci économie locale maanaam ci économie africaine bi rawatina fii ci Sénégal dafa am ay banques yi nga xamante ni ñooy gérer franc CFA muy Afrique centrale Afrique de l'Ouest li ñu comprendre mooy Afrique centrale Afrique de l'Ouest ñoo bokk même franc CFA bi ñu utiliser mais li ci garaaw mooy seeni franc CFA mënuñu ko utiliser ñoom entre seen différentes régions yi maanaam ñun suñu CFA bi ñuy utiliser tey mënuñoo dem Afrique centrale utiliser ko fa alors que ñoom même CFA lañ yor mënul nekk parce que région yi bokkul par exemple ab Camerounais bu bëggee jënd ay marchandises fii ci Sénégal CFA la yor mais CFA bi mu yor bokkut ak ñun CFA bi ñu yor day utiliser CFA boobu noonu dem France convertir ko wecc ko en euro jël euro boobu noonu jëndee ko CFA ñun CFA bi ñuy utiliser jëndee ko fa pour ñëw Sénégal jënd fi li nga xamante ni mooy ay biens ak ay marchandises est-ce que yéen a ngi comprendre beneen mécanisme la tamit pour gën a gagner xaalis ci li nga xamante ni mooy africains yi bañ na ko sax ba chaque zone bu ci nekk muy Afrique centrale Afrique de l'Ouest zone bu ci nekk dafa am benn banque centrale boo xamante ni mooy gérer xaalis boobu noonu te d'après ni ñu expliquer banque centrale yooyu noonu dañoo libre te mën nañ jël ay décisions ku ko dégg nag da ngay yaakaar ni banque yooyu yu ci mel ni ay BCEAO libre nañu pour manipuler franc CFA bi pour intéresser ni réew waaye loolu amul du dëgg banque centrale yooyu nga xam ne ay africains ñoo fa ne africains yi amuñ fa benn ndogal France ci boppam bi coow li jibee mu bëgg a apaiser tension bi France dafa arrangé pour contrôler banque centrale yooyu nga xamante ni nii ñoo nekk ci dëkk africains yu utiliser franc CFA par exemple boo jëlee Afrique centrale conseil d'administration wu banque centrale bi muy BEAC 13 membres ñoo ci ne maanaam fukki membre ak ñett yooyu ñetti nit ay français lañ te ki leen désigné mooy gouvernement français fukki yi ay africain lañ bi ñëw Afrique de l'Ouest conseil d'administration banque centrale bi muy BCEAO fukki membre ak juróom benn ñoo ci ne fukki membre ak juróom benn yooyu ñaar ay français lañ gouvernement français moo leen di désigné tamit ku gis organisation boobu noonu da ngay yaakaar ni banque centrale yooyu noonu ay banques yu libre lañ mais banque yooyu libruñ amuñu benn njëriñ boo jëlee par exemple Afrique centrale conseil d'administration bi buy BEAC conseil d'administration boobu noonu bu fekkee ni dañu bëgg a jël benn décision foog benn administrateur français approuvé pour que ñu mën a valider loolu noonu bu ñu bëggee manipuler monnaie bi loolu mooy bu ñu waree jël benn décision boo xamante ni arrangé wul France bu ko neexee bañ a envoyé benn membre ci réunion yi nga xam ni fa lañ war a jëlee yenn décisions yi pour bloquer bépp activité boo xamante ni arrangé wul français yi
nga jël Afrique de l'Ouest maanaam BCEAO Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest balaa ñuy jël ay décisions ci biir conseil d'administration bi il faut que membre yëpp ànd ci dogal boobu noonu maanaam bu amee benn membre bu bañ rek duñu approuver li nga xamante ni mooy décision boobu te comme ni leen ko expliqué sànq ci biir conseil d'administration boobu ñaari membre ay français lañ France ñoo leen désigné te bu ci kenn d'accord rek décision bi kenn du ko appliqué. donc li ñu war a jàngat mooy France dafa mettre ay dispositions yoo xamante ni nii da koy permettre mu am benn droit de veto maanaam ndogal goo xamante ni lépp lu ko neexul ci banque centrale yi lépp lu ko ci neexul du ci am saa yu naree jël décision yoo xam ne arrangé wul France day utiliser li nga xamante ni mooy droit de veto am pour naxasal bépp opération boo xamante ni dina mën a permettre sax ñu créer benn monnaie conséquence bi mooy dëkk africain yi utiliser franc CFA ñoom mënuñu sax utiliser monnaie bii di franc CFA pour dooleel seen économie maanaam France ni mu amee droit créer moom monnaie pour ñëw jënd ci suñu dëkk yi ay matières premières ñun mënuñu fabriquer franc CFA ci num ñu neexee mënul nekk te tey ñëpp xam ne ni tey politique monétaire mooy moyen bi tax dëkk mën a développer lii di koom-koomam tey bu ñu jëlee exemple Chine moo nekk deuxième économie mondiale maanaam ñaareelu dëkk bi gën a avancé ci wàllum koom-koom lu tax parce que Chine moom monnaie da koy contrôler nu mu ko neexee Chine dafa décider wàññi monnaie def ko monnaie bu basse monnaie bu woyof di ko manipuler nu mu ko neexee tey nga jël tamit États-Unis ñoom ñoo bàyyi dollar bi wàcc defuñu benn effort pour que mu yéeg parce que dañu autonome seen monnaie nu leen neex lañ koy manipuler moo tax seen économie nu leen neex mu mel lay mel. donc li ci nit ñi war a comprendre mooy Afrique dëkk yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA mënuñu avancer économiquement tant que ñu ngi woy di utiliser franc CFA mënul nekk parce que ñoom fabriqué wuñ monnaie bi franc CFA ñun fabriqué wuñ ko France moo koy defar di ko defar nag ci saa yu ko soobee ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko sababee tey bépp matière première bu ñu jaay xaaj bi bénéfice bi xaalis bi xaaj bi ci compte d'opération yi nga xam ne moo nekk Banque de France lañ koy déposer kon ñun naka la ñu mën a avancer économiquement mënul ne tey ñu ngi wax waxi pétrole ñu ngi wax waxi gaz mais avec ce système là avec mécanisme franc CFA bii nii du amal benn njëriñ suñu dëkk yi tant que monnaie bi ñu ngi utiliser donc lenn rek moo koy faj muy révolution foog ñu am benn président boo xamante ne nii dina xar tànku tubayam taxaw am fulla jël ay matukaayam taxaw révolté wu nag te nag ànd ceeg yeneen dëkk yi parce que gëm nañu tamit franc CFA li gën a yomb ñu génn ci am benn monnaie bu forte monnaie commune bu forte mooy dëkk yu bëri ànd ci ne serait-ce que juróomi dëkk ñu ànd ci créer benn monnaie unique révolté wu parce que révolution moo koy faj révolution mooy faj ñu génn ci franc CFA moom suñu bopp di contrôler suñu économie di manipuler suñu monnaie nu mu ñu neexee ngir mën a am benn mainmise teg loxo li nga xamante ne mooy suñu économie mun ko jëmale fi gën.